téléspectateurs yu ITV ñu leen di nuyu di leen ziar am mbégte dellu si fi tey ji ñu am mbégte dalal Papa Diop nekk secrétaire chargé de l'organisation du SATES-SEN'EAU du syndicat autonome des travailleurs des eaux du Sénégal naka noonu Papa Diop moom mooy secrétaire chargé de l'organisation de la CSA di confédération des syndicats autonomes du Sénégal tey ji lu ñuy fas yéene waxtaanee mooy lépp lu jëm ci wàllum tolluwaayu SEN'EAU ndax SEN'EAU ba fi nekkee ba tey coow li bëri na distribution wu ndox mi nu mu tëddee tamit nit ñi tamit ñu ngi koy naqar lu baax a baax factures yi cher na foo ko takk weesu na ko njaboot yi sonn nañ trop moo tax tamit ëllëgu SEN'EAU ginnaaw ba mu remplacer SDE lan la Papa Diop nekk secrétaire chargé de l'organisation du SATES-SEN'EAU dina si indi yaatal ci bile émission maa lay dalal jàmm ci plateau Kenn Askan Wi fii si ITV. maa ngi lay fay El Hadj Malick Cissé di la di nuyu sa téléspectateur u ITV. ak ñi nga xam ne ñu ngi seetaan à travers les réseaux sociaux. très bien alors Papa Diop mën nañu wax ni yéen syndicaliste SEN'EAU depuis quelque temps kenn dégguñu leen woon mais dafa mel ni da ngeen génn si seen tekk-tekkaaral bi ndax doxalinu société bi àndoo leen si benn yoon. alors démb ngeen génnee communiqué di ñëw tamit si li nga xamante ni moom la société bi tëddee mën nañu wax ni sax SEN'EAU si at bi ñu génn amoon na lu ñuy wax déficit 4 milliards si suñu xaalis mu nekk li nga xamante ni yéen a ngi koy naqarlu te bettu leen benn yoon. alors tolluwaayu SEN'EAU fan yi wala suñ ko doon wax Papa Diop lan la ñuy wax. waaw El Hadj Malick def nga may ma balaa may tàmbali. ma am ay kàddu yu ma yëkkati. kàddu njaal. par rapport ak suñu collègue bi nga xam ne daf fi jógee ajjuma bi passé wax dëgg yàlla liggéey ba wàcc. yàlla moom ko ci bërëbu liggéeykaay bi. mu lu metti ñuy ñaan yàlla ko yàlla yërëm muy suñu collègue. boo ëppee. waaw comme ni nga ko waxee nag effectivement au niveau de SEN'EAU depuis parce que 1er janvier 2020 ba léegi ñi ngi liggéey ci biir SEN'EAU. mu am ay jafe-jafe tamit yoo xam ni mi ngi ànd ak moom di liggéey. peut-être que ñi ngi naam ci biir entreprise bi ñu ngi xeex li nga xam ne mooy suñu wàllu syndicat ci biir entreprise bi pour jéem a xool loolu nan lañ ko ñoŋalee donc boobu ba léegi tooguñu tekkaaraluñu depuis boobu ba léegi bi entreprise bi jógee ba léegi syndicat yi ñu ngi jóg di laaj li nga xam ne moom mooy seen wareef ci biir entreprise bi. très bien. alors mais jóg ngeen jóg Papa Diop jóg bi. ndax mën nañu wax ni yéen seen intérêt moo tax ngeen jug wala askan bi si boppam doxalinu SEN'EAU moom moo leen neexul. waaw mënoo ko dissocier parce que déjà ñun si askan lañ bokk. dañuy liggéey ci entreprise bi. mais bi ñuy liggéey ñoo ànd. parce que bu ñu boo fàttalikoo sax maa ngi si jaarale sax di nuyu suñu camarades yi nga xam ne ñoo nekk CSA. marche bi ñu organisé woon la dernière fois c'était par rapport ak nekkinu travailleur. waxuma rek si biir SEN'EAU mais nekkinu travailleur ci biir Sénégal loolu lañ doon loolu moo waroon marche bi. très bien donc loolu bokkoon na ci li nga xam ne moom mooy dundu gu cher gi nga xam ne moom la travail parce que wax dundu gu cher xam travail moom la kii bokk na tamit ci li nga xam ne moom mooy entreprise yi ni ñuy def travailleurs yi loolu yëpp bokkoon na ci donc loolu naam ñi ngi ci biir SEN'EAU mais ñi ngi ci biir askan bi bu dee ci biir SEN'EAU particulièrement par rapport ak li nga xam ne mooy jéego yi nga xam ne bi SDE ñëwee ba léegi ak SEN'EAU effectivement transition la yombul nag parce que ñi fi nekkoon defoon fi ñaar fukki at bu ñuy ñëwee defaguñ fi ñaari at peut-être que bu ñuy teg seen i acte il faut mu am ay incompréhension ci biir mais loolu ñu ngi koy xeex ci biir lu tax nag communiqué bi gën a fan yi passé parce que ay artu la yoo xam ni dafa nekk ci biir entreprise bi nit ñi di ko ngungunee te li nga xam ne moom mooy suñu wàllu ñun en tant que syndicaliste moom mooy lépp loo xam ni défendre matériel et moraux des travailleurs ci loolu la ñuy taxaw moo tax loolu ñu génnee ko pour wan opinion bi wan au niveau tamit de l'État du Sénégal que ni teg na benn réforme bu bees ñi ngi déroulé mais taxawagul ba travailleurs yi am ci nekk xam ni ni ñu lay gunge demagul gisaguñ ci liñ ko gis. mais alors du ñàkk sax ci kanam tuuti daañ ñëw bu baax a baax si ay pàcc yu am solo di ñëw si pàcc bi nga xamante ni soxal na ménage yi mooy wàllum facture yi. ak compteur yi nga xamante ni ay compteur yu bees la coow li nee na kur. facture yi nit ki su doon fay par exemple benn 50 000 wala yooyu ñu indi ko facture 150 000. wala ku doon fay ndox 15 000 ñu indi ko facture 75 000 wala lu ko ëpp ak yeneen pàcc alors facture yi moo tax ñu bëree def constat bi que ni facture yi dafa jékki-jékki rek yokku. waaw loolu mën nañ ko problème bi fan la situé wu ñu nga xamante ni mosuñu fay ay facture 150 000 mosuñu fay ay facture 100 000 ñu leen koy jox lu tax te ñoom jàpp nañ ni consommé wuñ li ni mel.
waaw man loolu mën naa ci xaw a expliquer tuuti parce que déjà ci facturation laa nekk. te yàlla dafa dogal man ci métier bi loolu mooy suma métier. très bien foofu laay liggéeyee. mais li nga xam ne moom mooy am rek mën nañu ko xool si ñaari côté yëpp. ñaari côté parce que boo xoolee jamonoy SDE ndox amul woon. bon donc production bi dafa desoon am na si ñoo xam ne daawuñu ñu gis ndox à tout instant. di Sen'Eau ñëwee ak KMS 3 bi mu ubbee ndox mi nag dafa ñëw en abondance. te loolu client bi nga xam ni jëlul ay matukaayam par rapport ak këram la nga xam ne moom mooy installation bi mën na ci bokk par rapport ak li nga xam ne moom la daan am ndox ci wàllu bis bi bu fekkee wàññeeku na bu fekkee dafa yokku par rapport ak li nga xam ne daan manqué te léegi ndox mi mi ngi koy gis donc loolu mën na expliquer lan moo tax facture mën a yokk parce que bu fekkee wàllu liggéey bi la rek xam naa ni ñi ngi fi te ñi nga xam ne ñoom ñooy wàll boobu di saytuwaat wàll boobu ña ngi cay def seen kéemtalaay kàttan pour au moins lu ñu jox client bi parce que loolu la client bi mais Pape Diop fan laa d'accordul ak yow mooy am na si ay ménages yi nga xamante ni lu ñu doon consommer ñu ngi ko doon consommer wala sax at yi passé lu ñu doon consommer si période bii moo ëppoon mais teewul dañ jot ay factures yu jéggi dayoo. moom laa la wax bu fekkee. mais loolu bonne explication la si Sen'Eau mën a joxe. bon pas explication Sen'Eau kooku officiellement. Sen'Eau moo ko mën a mais yow mi nga xamante ni mais man mi nga xam ni maa ngi ci facturation bi nga yëm je sais que par rapport ak li nga xam ne moom mooy wàllu compteur yi nga xam ne moom la nit ñi di xool. bu ñu demee li nga xam ne moom moo fa nekk moom mooy li nga xam ne moom la client bi consommé. bu fekkee dafa yokku c'est parce que client bi am na lu mu ci am na loo xam ne def na ko ci. ah bon ah oui parce que bu fekkee yow dañu la tegal compteur. yow ñu tegal la compteur yow mi compteur bi nekk sa kër. yow yaa xam exactement nan ngay consommer parce que l'agent de la Sen'Eau mënul xam exactement sa consommation nan la yokku lu dul day ñëw xool compteur bi la mu marqué te la mu marqué li tax mu marqué parce que ndox dafa jaar. donc explication boobu dina peut-être que ki nga xam ne fanatique la du ko mën a comprendre mais index bu évolué c'est parce que compteur bi bougé na compteur bougé parce que ndox am na. donc consommation mais mooy lu ma la Papa Diop c'est-à-dire mbir mi foog ñu leeral que suñu mbokk téléspectateurs yi ñu comprendre ko bu baax dama ni am na ñoo xamante ni lu ñu doon consommer daaw géej wala daawaati géej moom la ñuy consommer ba tey wala sax at yi passé ëpp ko mais teewul seen facture dafa cher. am nga loolu dañu fay loo xamante ni mosuñu ko fay. am nga loolu différence boobu entre courant ak ndox foofu la bokkulee. ndox mi loo ci bu fekkee da nga am gan sax mu feeñ ci sax nga am loo ci def. day feeñ par rapport ak courant bi nga xam ne bu fekkee timis nga koy taal da nga koy kii consommation bi mën na bañ a nekk lu linéaire mais bu dee ndox la moom lépp loo xam ne def na ko ci bu fekkee da nga yokk si li ngay fóot bu fekkee da nga yokk si nit ñi am na ñoo xam ne parce que nit day consommer ndox bu fekkee nit kooku participer na ci loolu impérativement loolu mën naa yokk mais quand même mën nañu wax ni que ni compteur yu bees yi loolu bokk na si li nga xamante ni perturbé na yenn ménage yi lu ñu doon fayatuñ ko waaw loolu quand même mën nga nangu loolu mën ma ko nangu. lu tax mënoo ko nangu. parce que compteur yi dafa am loo xam ni moom la. ndax ku si mel ni maître Massokhna Kane jiite SOS consommateur. dafa jàpp ni vraiment compteur yu bees yi doxul. baaxul si askan bi. man duma ko mën a wax parce que compteur montre la. dafa am ñoo xam ne ñoom. mais seen compteur yi tamit est-ce que baax na tamit Pape Diop dama ni moom la. non même su nekkee montre la. compteur bi di dox di tourner mais est-ce que seen compteur yi baax na pour nga xam mën na tourner ba pare du baax. pour nga xam ndax baax na wala baaxul dafa am ñoo xam ne ñoom loolu moom moo koy saytu te loolu du waa Sen'Eau. loolu ministère du commerce. ñoom ñoo habilité pour jël compteur bi yóbbu ko testé ko au niveau du Pandesey. xool ndax compteur ba baax na wala baaxul donc à l'œil nu rek mënoon ni compteur yi baaxul loolu moom. mais quand même fekkee njaboot yu bëri ñoo koy jooytu loolu day wan ni problème am na. waaw mais bu boobaa am na si ñoo xam ne ñoom la ñuy saytu pour ñuy yor ñoo ko vérifier consommateur ñi leen di taxawal ñoom dañu jël compteur yooyu échantillon yooyu ñi dem ñu testé ko ñu xam parce que boo nee baaxul rek alors que bu fekkee am na si ay compteur yoo xam ne ñu ngi ko yóbbu étalonnage yii di baax yii di bon parce que am na yoo xam ni peut-être que taux bi nga xam ni moom mooy moo tax ñi di compteur yi baax na mais bu fekkee dafa am yoo xam ne dem na te yii dem yi bëri ñi ngi daan c'est confirmé que ni compteur yi baax na mën loo wax ni compteur mën loo ko jiit compteur yi. alors ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal Papa Diop nekk secrétaire chargé de l'organisation du SATES di syndicat autonome des travailleurs des eaux du Sénégal bokk ci Sen'Eau naka noonu moom mooy secrétaire chargé de l'organisation de la CSA di confédération des syndicats autonomes du Sénégal alors. Papa Diop xam nga léegi yaa ngi doon wax que ni am na si ñoo xamante ni suñu amee ndox dañu toog diir duñu am ndox wala am na ñoo xamante ni léegi ñu ngi am ndox mais quand même seetlu nañ ni même avec KMS 3 am na si ñoo xamante ni ndox amuñu ko wala sax ba léegi guddi nañ koy am wala ñu toog ay fan duñu am ndox est-ce que tolluñu stade bi nga xamante ni bu Sénégal waroon nañ dépasser li ni mel.
maanaam loolu moom lu am la parce que tey jii nii taxaw fii di wax ndox manqué na ci réew mu mel ne Sénégal kooku retard la. vraiment loolu retard la. mais bu fekkee loolu moo waral réforme bi am par rapport ak déficit nga xam ne la amoon te gëm naa ne ñi nga xam ne tey ñoom lañ jox liggéey bi muy travailleurs yi nga xam ne ñoo nekk biir Sen'Eau ñi ngi xar seen tànk tubéy pour loolu wàññeeku te gis naa ne mi ngi wàññeeku parce que boo daan muy wàññeeku ñàkkum ndox mi mi ngi wàññeeku bu baax a baax parce que comme ni ma ko la waxee KMS 3 am na ci loo xam ne bu mu ñëwee peut-être que préparé ñu ko woon par rapport ak installation yi nga xam ne moom moo koy waral parce que ndox moo xam ne dafay ànd ak doole jaar ci conduite bi est-ce que préparé woon nañu pour defar conduite yi peut-être loolu war naa mën a tax mu am ay désagrément mais par rapport ak nit ñi ni ñu daan manqué ndox ak pourcentage bi boo koy xool parce que mbir boo koy nat da nga koy xool ci pourcentage fi mu toll woon. boo doon xool ci pour 80% yi nga xam ne dañ daan jooy ñàkkum ndox mais boo koy xool léegi bu échantillon yi ñu ci am wàññeeku na par rapport ak niveau naam des na. parce que loolu moom ndox moom c'est produit boo xam ne nit ñi da ko war a am à tout instant. mais KMS 3 yàgg na de. KMS 3 mi ngi mois de mars bi lañ ko lancé. waaw mais dafa yàgg. travaux bi dafa yàgg. waaw ak délai yi nga xamante ni autorités yi waxoon nañ ko. waaw mais loolu moom xam nga planification boo xam ne la état du Sénégal entre l' état du Sénégal et la SONES bu fekkee da ngay taxaw man en tant que agent. waaw mais tamit mais agent nga en même temps syndicaliste nga. waaw mais syndicaliste maa ngi koy saytu. oui maa ngi saytu loolu. mais gëm naa ni bu fekkee investissement yi nga xam ne amoon na retard. oui tey jii nii ñu ngi koy daw ak KMS 3 ce qui fait que bu fekkee ñoŋal nañu bu baax ce qui fait que déficit bi dina wàññeeku. waaw incha allah alors mauvaise qualité de service. boobu tamit bokk na si li ngeen di jooytu. mauvaise qualité de service soo ko waxee vous faites référence à quoi exactement. waaw loolu réclamation client yi. te naam wax dëgg yàlla service clientèle ñu ngi ciy góorgóorlu parce que ñu ngi daje teg association de commerce di waxtaan ak ñoom. peut-être que am na ci loo xam ni des na par rapport ak traitement de client bi nga xam ne moom la war a am. parce que maanaam clients yi dañuy ñëw def ay réclamation kenn du leen faale. non loolu wala tamit ñu def ay réclamation di xaar gisuñu. peut-être que loolu la comme niñ ko déclaration bi ñu ko waxee dañ ko def au nom de la CSA parce que lu ñu recevoir la. ay jooytu yu ngeen jot la ñu jot la mais bu dee ñun ñi nga xam ne ñu ngi ci biir kër ga am nañu ay yoo xam ne teg nañ ko ay saytu yoo xam ne teg nañ ko ba travailler seen bopp ñi nga xam ne ñoom ñoo war loolu amuñu jam fi nekk ni ndax pression boo xam ne mi ngi am par rapport ak traitement wu kiiwu client yi mais nag c'est-à-dire am na ci déficit boo xam ne bu manqué balaa nga koy dabu ak mise en place yi nga xam ne ñu ngi koy def par rapport ak système yi rek peut-être que loolu waral na yéex boobu am moo tax ñu dénoncé ko pour ñoom ñi gën a ñoŋal loolu naam am na mais am na ci taxawaay boo xam ne daan travailler tamit ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu boobu ñu ngi ci xam seen tàngatuwee mais nag demande bi moo bari parce que ndox moom ku ci nekk comme ni nga koy waxee nii ki nga xam ne dafay facture am tey jii nii bu ñëwee nga expliquer ko loo xam ne mënu ko dégg bu demee da naan dégluwuñu ma loolu mooy qualité de service bi ñuy wax loolu ñu gën ko ñoŋal la mais su weesoo mbirum réclamation qualité de service mais ndox mi si boppam ndox mi est-ce que warul gën a mën a neex est-ce que tamit ndox mi wàllum traitement bi loolu jotul ngeen xool ko bu baax su ko defee nit ñi di ko mën a naan te duñ am benn jafe-jafe macha allah. waaw mais loolu xam nga ñoo ñoo nekk extérieur de la Sen'Eau di ko saytu. waaw mais yéen liggéeykat yi quand même liggéeykat yi syndicalistes yi loolu da ngeen si war a xaar seen tànk tubéy Papa Diop. déggoo ma ne la qualité ndox mi bu fekkee qualité ndox la ñuy wax rek au niveau de la Sénégal de la Sen'Eau. wax dëgg yàlla ña nga xam ne ñoo ngi saytu pour potabilité bi xoom ndax baax na wala baaxul peut-être am na ay zones yoo xam ne am na fa yoo xam ni seen caractéristique gu situation kii bi géographique bi. moom moo ko waral mais lépp luy matukaay xam naa ni nit ñi parce que OMS li nga xam ne moom la wax ci nan la ndox war a mel ñu ngi koy saytu bu baax a baax te nit ñi xam nga des fois nag nit ñi dañu wax ndox qualité ndox mais pour nga jam ci baaraam wala nga am ci pourcentage boo xam ne day kii du bari de. alors beneen seetlu bu ñu seetlu ci Sen'Eau ginnaaw seen yéegu wàcc yeeg bañ na ni SDE dafay jógee mais dañ seetlu aussi malaise profond bi nga xamante ni moo am ci entreprise bi loolu da nga koy dëggal yow. waaw dama koy dëggal benn malaise profond lan mooy caractériser malaise boobu la. waaw malaise boobu peut-être que xam nga équipe bu bees moom bu tegoo rek. peut-être que am na ci loo xam ne bu ñu ko waxtaaneewul nit ñi mën nañu am fu ñu jëm. mais nit ñi mën nañu leen bañ a comprendre parce que waxtaaneewuñu ko. le malaise bi lan la. malaise bi c'est au niveau de l'organigramme wala la. au niveau de l'organigramme parce que am na ci ay accords yoo xam dañu ko amoon par rapport ak poste yoo xam ne moo fi nekkoon. tey jii nii ñi ngi changé poste yi par rapport ak yenn poste yoo xam ni tey nekk fi woon. te comme entreprise dafa am ay négociation bu fekkee cotation poste bu nekk day leeral moo doon léegi kii fii la jógee kii fii la yem. kii li ma tax malheureusement ñi ngi changé loolu te nit ñi comprendre ñu exactement la situation donc loolu organigramme bi nga xam ne moom la ñu teg moom la nit ñi waxtaaneegul
teg ko loolu mooy indi. mais organigramme bi daf leen arrangé wul wala. non da pas ngeen si gisul seen bopp. organigramme xam nga organigramme moom. oui kii nga xam ne dafa am ay direction yu ñu créé. yoo xamante ni yéen neexu leen wala ngeen jàpp ne am na ay direction yi nga xamante ni kilifa seen o def nañ ko fa te amul njëriñ lan la lan mooy problème mu organigramme. amul njëriñ ce serait trop dire parce que ñi ki nga xam ne moom moo xalaat loolu teg ko peut-être bu expliquer nit ñi les raisons li tax teg ko nit ñi mën nañ comprendre mais la ngeen nanguwul nag li ñu nanguwul mooy déficit de communication bi nga xam ni par rapport moom lañu am ci yenn services yi déjà comme par exemple lu ko jënd wax nañ ko ci déclaration bi benn semaine daal non pas daal direction des travaux nga xam ne benn nit moo fa nekkoon yoroon direction bi yëpp ñu dindi ko indi teg ñett ñoo xam ni ñoom ñoo nekk ci même place bi ci même liggéey bi. ah bon waaw loolu am na xam nga donc loolu day wane ni peut-être que li nga xam yaa ngi koy def peut-être am na ci loo ci jublu peut-être pour liggéey bi gën a dox mais ñi ngi koy def bu fekkee comprendre luñ ko duñ la topp ci noonu. alors te loolu conséquence bi Papa Diop mooy lan mooy yéen seen acquis yi vos acquis sociaux sont menacés loolu la wala. waaw menacé parce que xam nga boo nekkoon ci benn entreprise durant 20 ans. oui kii ñëw nekk gum 2 ans day jël ay markam xool fan la jëm mais bu koy def. te yow mi nga xam ne yow mi nekkoon nga fi am na ci loo xam ne amoon nga ko ci vision boo xam ne amoon nga ko moom mu ñëw dindi la teg fa di teg vision te yow booleew la ci vision boobu mën nga bañ a comprendre rek ñoom fan la bëgg a teg loolu dong mooy jafe-jafe fi mu nekk di ci wàllu seen woo. te loolu dafay am impact si. non day am impact liggéey bi si distribution. wu ndox meeg lépp am na ñoo xam ne bi ñu daan liggéey loolu ak ni ñu ko daan liggéeyee am volonté beeg am expérience bi nga dindi ko jéeg li mu doon lii yëpp nga dindi ko wàññi ko peut-être que ñi ngi jëm ci ay digitalisation ay yooyu peut-être yooyu mën na waral loolu parce que efficacité bi day am solo léegi-léegi mais lépp loo gis rek en tant que représentant des travailleurs bu fekkee travailleurs yi comprendre ba yéegoo ci syndicat yi rek il faut syndicat yi jóg te loolu li nga xam ne moom moo koy wàññi mooy direction générale bi di waxtaan ak syndicat yi bu defee lépp loo xam ni parce que tey jii nii li ñu war a rappeler mooy peut-être que bi ñu nekkee woon SDE ak ni ñu nekkee SEN'EAU bokkul parce que tey SDE tey SEN'EAU au moins dañ ci am 8% yoo xam ni moom moo ci nekk on est maintenant des actionnaires donc qui dit actionnaire donc di politique bu entreprise war a demoon teg politique boobu travailleurs yi war nañ cee mën a accompagner dem ci parce que ressource bi nga xam ne moo ciy jógee partage bi dañ ci bokk ñoom. très bien alors ci wàllum partage beeg ressource beeg ak yi nga xamante ni moom ngeen doon xeex ba SEN'EAU ñëwee ba léegi ak yi fan la toll yéen la ngeen di xaaran gum la lañ def li nga xamante ni gis ngeen ci seen loxo gis ngeen ci seen bopp ak lan lañ defagul yoo nga xamante ni yéen syndicalistes yi ak travailleurs yi yéen a ngi koy xaar. waaw li ñu defagul bëri na lool. lu ñu defagul moo ëpp lu ñu def. li ñu defagul moo ëpp lu ñu teg. peut-être ñi ngi teg ay jéego. mais jéego yi. demagul dafa yéex wala. dafa yéex wala ni ñu koy defee la nit ñi toppul ci côté boobu. parce que boo xoolee lu mel ne déjà année bu nekk dañ daan am plateforme boo xam moom la ñuy teg. plateforme bi nga xam ne moom la ñu tegoon daaw ba tey jii tëjuñu ko. parce que daaw dañu am conflit ak la direction générale ba dem à la direction du travail. tey jii nii li nga xam ne moom la ñu direction du travail ba tey jii nii amagul benn accord boo xam ni naam direction du travail jox nañu. waxtaan nañu ak moom ba trouver direction générale mais li nga xam ne moom la war direction générale war a taxaw ci loolu war a tëral loolu siife guñ ko ba léegi. te loolu boobu ba léegi dafa des ay ak yoo xam ne du des na daal waaw des na. alors beneen bi moom mooy wàllu jamono ji fi ñuy toll nii. daan na fekk au moins nit les parties ñu évaluer tey jii nii plateforme bi nga xam ne moom la ñu waroon ubbi pour l'année 2022 ba tey jii nii toogaguñ ci loolu. ba léegi toogagoo leen si. ba léegi toogaguñ yéen a ngi xaar. ñu ngi xaar waaw. ba fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi mën ngeen participer si émission bi soo leen wootee si 88 628 32 32 88 628 32 32 ma fàttali ñu ngi dalal Papa Diop nekk secrétaire chargé de l'organisation du SATES di syndicat autonome des travailleurs des eaux du Sénégal bokk ci SEN'EAU naka noonu moom mooy secrétaire chargé de l'organisation de la CSA di confédération des syndicats autonomes du Sénégal alors. Papa Diop dafa am ay mission d'experts yi nga xamante ni ñoom dañuy faral ñëw di def ay liggéeyu expert yéen da ngeen jàpp ni experts yooyu ñoom dañuy doxantu si tourisme nañuy def te seen traitement vraiment ay comme ni ñuy traité ay prince ay doomu buur na leen di traité te yéen experts yooyu liggéey bu ñuy def am na si ñi nga xamante ni ñu ngi SEN'EAU liggéey boobu war nañ ko mën a def. loolu moo am. loolu moo am parce que bu fekkee expérience la rek par rapport ak lépp lu jëm ci wàllu service su ndox. ñi nga xam ne ñoo nekk SDE liggéey bi ñu liggéey ak xarañ bi ñu ci xarañ. tey moo tax tey ba SEN'EAU ñëw
postuler pour jël ko c'est parce que am na ay yoo xam ne ñoo fi nekkoon parce que biir SDE début bi la amoon ay ñoo xam ne ay expatriés la ñu doon ñëw mais les 15 dernières années yëpp c'est les Sénégalais ñoo indi SDE naam am na luñ ko mën a waxal mais boo xoolee li nga xam ne yëpp moo doon liggéey bi nga xam ne moom lañ ko tegoon def na ko te loolu ñu ko def mooy travailleurs yi nga xam ne ñoo nekk ci biir SDE ñu nekk ci biir secteur bi te loolu muy liggéey boo xam ne bu am solo la tey jii nii amul dara loo xam ne ku jógee bitim réew war na ko mën a jàngal Sénégal parce que lépp tey ñu ngi koy fi moo tax ñun gisuñu des fois dañu naan peut-être que li ñuy wax souvent ci dañuy jëli ay nit indi leen mais mënuñu ko ñu gis parce que lépp lu ñu mën a jàngal fekk na ñu fi nekk nii xarañ ci ba taxaw parce que boo demee à la direction générale cadre yi fa nekk ay la yëwén bu dee seen métier rek mën nañ ko macha allah moo tax boo indee keneen di doubler ay postes yoo xam ni ki nga koy doubleel ce qui c'est que ka fa nekk lam fay liggéey déjà kii du ko indi lu bari ba pare financièrement la nga xam ne moom lay jural entreprise bi ci ay frais de mission mag ay nekki na mag loolu li muy coûter ce qui c'est que boo renforcer woon Sénégal fi nekk dina gën a jox mais ban explication la direction générale bi jox par rapport ak mission experts yi seen ñëw si réew mi jëm ci wàllum di saytu bu baax liggéey bi ban explication nañ leen jox. xanaa Malick déggoo may la léegi ñàkk waxtaan bi nga xam ne moom moo am. parce que bu fekkoon. kon communication amul. communication moo am bu communication am nga xam ne. maanaam direction bi day def yéen tamit ngeen gis. waaw ñu ngi déroulé. ñu ngi déroulé ñun ñu ngi gis nii. mais lu tax di déroulé yéen kenn. waaw moo tax ñu jóg leen moo tax ngeen jóg moo tax ñu jóg. da ngeen xam ne fu jëm. wax nañ ko ci biir déclaration bi. oui lii bu ñu ci taxawul léegi interpeller l'état du Sénégal parce que nag li nga xam ne moom la ñuy liggéey mooy wàllu ndox. dafa am solo lool. te nag balaa nga ci nekk ci toll ci wet yi war nga mën a interpeller état du Sénégal par rapport ak mu jël ci mesure wala mu ñëw saytu bu baax naam defoon nañu ko ay jamono Serigne Mbaye Thiam temps yii la passé bi ñuy def suñu takk suñu brassard rouge. interpellé woon nañu ko mais malheureusement moom joxul ba léegi nii en tant que ministre de l'assainissement moom ci boppam sax recevoir les partenaires sociaux il le fait pas donc kooku xam nga responsabilité bu ñuy taxaw di wax ni c'est pour que opinion bi préparé wu ko di kat lii moo nekk. mën nañ ko jubbanti nag bu fekkee nag entreprise ñi nga xam ne ñoom ñooy seetuwaale bi taxaw nañu. mais Papa Diop man lu ma jaaxal ci seen déclaration bi suñ ko saytoo bu baax dafa mel ni yéen dàqoo leen sax que ni wàllum distribution de l'eau mu am ay jafe-jafe fekkee ni situation wu seen eau continue di mel ni. xam nga alerte ngeen def alerte lañ def. te da ngeen di yëglu. dañu yëglu parce que ay responsable ñu taxaw ñoo taxaw. parce que mais loolu quand même xanaa duñ fa àgg nag. non on ne le souhaite pas. oui on ne souhaite pas te yaakaar naa ne ñi nga xam ne ñoom lañu jàkkaar loolu wax dëgg yàlla. conscient nañ ci loolu parce que ñun dañoo moom entreprise bi parce que dañ cee bokk. oui fas yéene sax jël suñu koppar def ci. te loolu sax point boo xam ne la di nga moom may mu dugg si. par rapport ak la capitalisation. la capitalisation bi nga xam ne moom la ñu am. oui daan si ñëw nga baal ma daan ñëw si capitalisation mais su ma mënee tontu si lu jëm ci wàllum distribution de l'eau bi Papa Diop ndax tamit si alerte bi ngeen def yëglu bi dàqoo leen sax ba lu jëm ci wàllum distribution wu mu am ay jafe-jafe. xam nga syndicat moom. dafa am ay phase yoo xam ne ci lay toll. di nga toll ci phase def say déclaration. di nga toll ci phase bi def sa préavis de grève di nga toll phase bi def grève donc loolu yëpp ay artu la waxtaan bu amee mais quand même ndox mi nag xanaa doole nga kii nag yi def nag non Alaaji Malick tey jii nii li ma waxoon mais yéen si askan wi ngeen bokk dégg quand même ñun loolu yëkkatiwuñu dama ni loolu ñaanu ma ñi au moins sax soo leen koy def sax ngeen xool askan bi mais Malick sa micro bi bu fekkoon da nga am problème ndax vous êtes des patriotes ITV bi ngeen amee problème micro bi dootoo xool askan bi micro bi ngay tëj donc ku ci nekk produit bi nga yor moom ngay non mais Papa Diop quand même vous êtes des patriotes loolu quand même dooleel fa àgg ak askan bi dem ba di indi ay jafe-jafe ci wàllu distribution ndox mi waaw mais loolu yëpp ça dépend de nga xam ne moom la ñuy waxal ak responsable yi nga xam ne parce que nag fi chaîne la da ngeen commencé sonn wala waaw da ngeen tàyyi dañ commencé ñu leen di seetaan direction bi di dérouler waaw mi ngi dérouler et puis travailleurs yi koo ci wax koo làqatu wax rek koo làqatu ci ginnaaw bu la waxalee boppam rek nga xam ni coono am na mais yaakaar day am parce que nag peut-être que ñi nga xam ne ñoom la ñu sas wax boobu muy sas loolu muy ñi nga xam ne ñoo war a waxal travailleur muy syndicat yi ñooñu bu ñu nekkee benn say di wax noonu malheureusement loolu xam nga des fois day am problème ci biir entreprise di nga gis nii jaar fii mais bu ñu toogee ba xam ne suñu intérêt léegi moom mooy ñu booloo li nga xam ne moom la ñuy daj parce que ku ci laal
ku ci laal sa morom ngay laal. bu ñu defee ba loolu rek ce qui serait que entreprise bi dina dox ni. alors jamono ji liggéeykatu Sen'Eau yi tey jii nañ gën a gis seen bopp ci doxalinu Sen'Eau wala démb ba fi SDE nekkoon wala démb moo gën a neex tey. man du ma comparer. doo comparer waaw mais comparaison bi am na solo. am na dafa am c'est-à-dire xam nga. ku fi mais quand même am ngeen avancement. non avancement c'est-à-dire am na ci loo xam ne boo ni nga daan doxee bu benn système bu bees ñëwee système boobu topp ko mënu ko évaluer. mais li nga xam ne li ñu jot a xam tuuti na nga xam ne moom la SDE daan doxalee. li nga xam ne noonu la SDE daan doxalee peut-être que tey jii nii gisaguñu tey côté boobu ni Sen'Eau mi ngi topp côté boobu. parce que am na ci ay démarches yoo xam ne vraiment buñ ko soppiwul léegi nii dana SDE même bu SDE amoon ay points ay points faibles ñee danañ am ay points yoo xam ne ci suuf lañ jëm. waaw parce que nag il faut ñu changer doxalin bi. très bien alors nañ ñëw ci wàllum capitalisation bi nga xamante ni sànq juñu nga ko alors loolu tamit mu nekk point essentiel bi nga xamante ni syndicalistes yi ak liggéeykatu Sen'Eau yi soxal na leen alors capitalisation bi dafa am lu tey seen xel wala yéen fi ngeen bëgg mbir mi. ñu ngeen dem fa demagoo leen fa wala lan moo xew. capitalisation bi bu teyee xel rek état bi moo tax mu tey xel. ah bon si naka parce que dafa jox secteur de l'eau 11%. oui pour ñu jël capitaliser. bi ñi nga xam ne moom la ñuy joxoon ni ñu waroon capitaliser ça mi ngi tolloon ci 480 millions. ñu jékki-jékki état du Sénégal wax ni il faut beneen 480 millions boo xam ne moom mooy ci wàllu investissement il faut nga dugalaat ko ñi naan déet mu ni jox na ko fonds 6 ñi ni déet ñi ni fonds 6 na versé naa leen mais bi ma leen versé da ngeen may jox ay intérêt yoo xam ne tey mi ngi toll ci ay centaines de millions. donc tey jii nii bu ñu waroon capitaliser à 480 millions tey ñu ngi ñuy demander 1 milliard quelque. donc loolu rek c'est un problème te loolu yëpp ki ko def ku dul état bi la accompagner wul travailleurs par rapport à ça parce que par rapport à ces 8% là bi nga xam ne moom la travailleur Sen'Eau am. tey jii nii bu ñu ko doon calculer daaw sax waru woon bu ñu ko laajoon jamono jooju ñu joxe ko. mais laajuñu ko jox waxuñu fu ñu koy joxe ba pare état bi jël fonds 6 na ko gàddul ma ko ba pare fonds 6 gàddu ko ba pare dem ba jëmmi jamono mu ne leen yéen kat lii ngeen waroon joxe mais fi nekk comme que man dama leen ko porteel il faut ngeen teg ci taux intérêt bi loolu di indi problème jafe-jafe boo xam ne moom ci te loolu mi ngi war a jàpp normalement 31 décembre 2021 bi. loolu war naa nekk. te ba tey jii nii ñi ngi jiix jaaxa état bi waxul ak ñun. travailleurs yi ñoo nekk di. demul dikkul. travailleurs ñoo nekk def seen simulation di xool fan lañ koy jëlee. fi mu nekk ni ci coow loolu lañ nekk. alors que ki nga xam ne moo ñu waroon accompagner muy l'état du Sénégal def ko. Sen'Eau mi nga xam ne tamit comme que ñun dañoo war ay travailleurs lañu. moom tamit mu war nañoo jàppale boobu tamit gisaguñ ko. donc loolu moo tax ma ni wàllu capitalisation bi am na ci loo xam ni état bi est tout à fait responsable par rapport à ça. à travers fonds 6 parce que tey jii nii créé nañu entreprise bi effectivement waroon nañu mën a ne waa 11% yi nga xam ne moom la waa SONES ONAS ak Sen'Eau séq bëgg nañ ko fii ba mu commencé di kii. très bien alors Papa Diop Elimane Diouf nekk secrétaire général bu syndicat autonome des travailleurs des eaux du Sénégal naka noonu moom mooy secrétaire général bu CSA confédération des syndicats autonomes du Sénégal ñëwoon na fii ci plateau bi ci jamono yi ci ginnaaw mu ni dafa am déficit 4 milliards ci xaalisu CFA. atum 2020. alors ren jii ñu ngi ci 2021 ñu ngi ci mois d'octobre après novembre décembre at bi jeex incha allah alors. li nga xamante ni moom moo jotoon am mu déficit 4 milliards jëm ci wàllum Sen'Eau li nga xamante ni yéen gisoo ngeen ko da ngeen jàpp ni at bi moo nar a yées wala. bon loolu bilan la woon. bilan la woon te xel mën na ko nangu sax tuuti. parce que bu dee investissement ngay def. benn entreprise bu bees. war a def ay investissement par rapport ak yi nga xam ne moom la war a teg. peut-être que fi ñu ko extrapolé 4 milliards moom tey na xel parce que depuis boobu ba léegi loolu moom gisaguñu loo xam ne moom moo ñu dal suñu xel ni loolu am na. mais naam investissement boo ko defee. ce qui est que mënoo séntu lu positif. impérativement il faut booy def say décompte fu négatif. donc ci loolu lañ déclaré 4 milliards yi. bi boobu ba léegi ñi ngi doxal parce que ñi ngi doxal. peut-être ci bilan 2022 bi ci la ñu mën a xam exactement ndax investir parce que normalement boo jógee ci kaw investir lu mat 4 milliards normalement booy dem progressivement dafa war a dellu ginnaaw. ñu ngi leen xaar ci 2022 bi ñu xoolal la ñuy déclaré nii. mais ñun boobu situation boobu lañ ci am jàngat wala lañ ci am. très bien alors ban app ngeen jox kilifa yi ginnaaw seen artu bi ak tamit ëllëgu Sen'Eau lan la si seen app bi ba kañ. waaw app comme ay syndicalistes xam nga def nañu li nga xam ne moom la ñu war a def. yëpp wax ni kat lii moo am. ñi nga xam ne ñoo responsable peut-être que xam nañu exactement situation wu travailleur Sen'Eau wala population bi soxlawul ndox di ñàkk wala ay loolu arrangé wul
état arrangé population. donc ñi nga xam ne ñoom la ñu sas loolu muy ñuy ay responsable ñoom ñoo war a lire déclaration bi lire entre les lignes nag xam fan lañ ci war a taxaw mais ñun la ñu war def nañ ko bu ñu jógee fii bu ñu jógee si déclaration bi danañu daje ak suñuy travailleur woote wax leen ni kat situation bi bu boobaa nag lépp loo xam ne teg nañ ko ca ci fa la ñuy jëm. alors damay dellusiwaat ci wàllum organigramme bi lu jëm ci réorganisation des directions centrales boobu tamit yéen waa direction bu SEN'EAU nu ñu ko doxalee àndoo leen si benn yoon. alors réorganisation jëm si direction centrale lan ngeen jàpp ni dañ ko war a jubbanti su ko defee liggéey bi gën a mën a jëm kanam ci kanam. waaw direction yi nga xam ne direction centrale yi nga xam ne moom la ñu créé fi mu nekk nii. oui moom laa wax léegi nii am na ci loo xam ne bu fekkee waxtaanee woo ko yow politique bi nga jëm nit ñi xamuñu ko nit ñi dana leen jaaxal peut-être que lourdeur boobu la ñu wax ni mën na ñàkk ci direction centrale yi. mais bu ñu toogee ba xam ku ci nekk objectif bi lii moo tax nga teg ko à part de maintenant les travailleurs dañ comprendre lii la mais dañoo comprendre lan moo tax ñu teg organigramme yooyu. waaw kon lourdeur boobu dafay dem ba dafay am impact jëm ci wàllum procédure yeeg yëpp ak traitement dossier yi mais day dafay day jàll ci côté yëpp parce que bu fekkee tête bi c'est pas bien mis en place c'est que lépp lu ci topp ci loolu la jëm. alors chef de poste yeeg ñoom chef de direction ak ñoom seen ak yooyu tamit dañ ko war a dindi wala non wala nuñ ko defaree ngeen àndul. pour mu clair si mbokk c'est-à-dire pour mu clair. niñ ko tegee. waaw nit ñi gisuñu seen bopp ci mbir moom. chef de projet chef de chantier. y a des thèmes yoo xam ni peut-être amuñu ko nekkul ci nomenclature bi nga xam ni moom la ñu am au niveau de la SEN'EAU. nekkul ci nomenclature bu lu bees. non dama ni nekkagu ci parce que accords yi nga xam ne moom la ñu am yëpp. poste bu nekk dañuy wax poste bii lii mooy njëriñam. cotation de poste bu nekk ñu xam ne lii mooy cote mais lii amagul ci parce que discuter guñu ak syndicat yi ba xam exactement fan lañ ko tegee. alors ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal Papa Diop secrétaire chargé de l'organisation du SATES syndicat autonome des travailleurs des eaux du Sénégal alors Papa Diop su ma déggee syndicaliste ku ci mel ni yow di wax mën nañu wax ni SEN'EAU événement yi daf ko dépassé. La direction générale de SEN'EAU est dépassée par les événements. non ñeme wax loolu. ñeme wax loolu parce que c'est que c'est que ay kàngam ñi ngi foofu xam nañ fi bëgg a dem. waaw mais quand même suñu liiree bu baax ci seen déclaration bi mën nañu wax ni yéen loolu ngeen wax. non daf leen dépassé parce que lu ñu teg lu ne. ñoom xam nañ lu teg mais travail seen bopp ñi nga xam ne ñoom lañ koy tegal ñoom ñoo comprendre fan la ñoo jëm foofu rek la ñuy waxee travail yi ñoom li ñuy teg. bu ñu ñëwoon teg ko ci ak travailleurs yi wax ak travailleurs yi dañu xam fan lañ jëm. mais parce que wala ñu dépassé nag. parce que xam nañ bu baax fi ñu jëm. xam nañ bu baax fi ñu jëm mais yéen syndicalistes yi est-ce que tamit yéen a ngi xeexal askan bi consommateurs yi jëm ci wàllum cheraayu comme ni ñu ko waxee sànq factures yeeg compteurs yeeg yooyu su ko defee mbir mi mën a wàññeeku. mais man su ma déggee explication yi dafa mel ne yéen seen acquis yi rek instant yi moo leen gën a ñor rek Papa Diop. dégg nga may la ñun si travail si population bi la ñu. waaw si population bi ngeen fekk mais quand même si seen termes yi ak si seen déclaration yi est-ce que jotul ngeen di insister bu baax. ci askan bi xam nga askan bi. ku ci nekk da nga am rôle booy jouer. boo nee syndicat c'est parce que da ngay wax travailleurs yi. mais boo waxee travailleurs yi yaa ngi waxal population parce que population bi ci travail ci population bi la ñu jógee. donc loolu moom moo tax ma ni la tey jii nii li nga xam ne moom au niveau de la CSA li defoon fan yee passé pour dajale travail yëpp. pour wax waxu dundu gu cher gi waxu location bi. pour preuve la dernière fois bi ñu defee marché ba pare rek y a de ces travail yoo xam ne tey jii nii li leen bailleurs yi teg rek commencé nañ ko indiwaat ci CSA ba koy jox ñi nga xam ne ñooy askan parlementaire parce que loolu seen rôle ay ñoom ASCOSEN nag ay ñoom SOS consommateur léegi comprendre nañu ñun li nga xam ñooy nekk ci centrale yi tamit loolu suñu wàll la bi ñu def suñu marché loolu yëpp lañ jëloon par rapport à ça par rapport à la vie chère te kii di vie chère di poche travailleurs yi. Papa Diop sa dernier mot lu ñuy cërale woon si ay simili jeex na. gaaw na gaaw na. waaw merci beaucoup Malick xanaa di la jaajëfal rek di jaajëfal waa ITV vraiment di leen ñaanal. te lépp lu ñu fi wax rek yàlla na yàlla def muy loo xam ne vraiment lu ñu. lu jëm ci. jëmale kanam réew mi rek quoi. ñu lay jaajëfal bu baax. yoon yamul si benn xam naa ne benn yoon ñu gën a yaatal incha allah. jërëjëf El Hadj Malick. ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu doon dalal Papa Diop nekk secrétaire chargé de l'organisation du SATES syndicat autonome des travailleurs de SEN'EAU naka noonu des eaux du Sénégal nekk ci SEN'EAU Papa Diop moom mooy secrétaire aussi chargé de l'organisation de la CSA du Confédération
des syndicats autonomes du Sénégal mbokk téléspectateurs yi amoon seen fay ñu leen di gërëm baax di sant Ndiaga Seck moo nekkoon ci réalisation bi ci son bi Aziz Thiandoum ci caméra yi ku si nekkoon Benoît ak Souleymane Diallo di leen gërëm baax di leen sant ba beneen yoon si ITV.